suñu maam. comme ni nga ko waxee mooy suñu maam. juste 2 secondes massawu ñi tis bi wàcc ci seen kaw. ndax ay martyr lañ. àjjana la ñu jëm. yéen sallallahu alayhi wasallam moo ne ku dee si lakk ak li nga xam moo di lakk maanaam ndox nga faatu si ak lakk ak méttitu biir. am na yeneen lu ak mbasak yu demee noonu ñooñu dañ leen di jàppee ay martyr maanaam ña nga xamante ni yàlla du leen toppee dara kon yàlla bu leen cat jiitu fa ñu jëm metti na waaye sant yàlla na yàlla dolli jàmm daal te masaw bu baax sénégalais yi fa nekk ak yi nekk si yeneen réew yëpp nekk bitim réew di daan seen doole yàlla defal leen sutura laax leen fu yàq yeggul sàmm leen aar leen tamit si barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam lañ fay wuti yàlla yombalal leen ko ba ñu dellu siwaat seen njaboot ki ñuy waxtaane mooy suñu maam maam Adama ndax bu ñu waxee diw dañ naan doomu aadama ñëpp ay doomu aadama lañ ñun ñi nekk si kaw suuf bu weesuwul mala yi ak yeneen bindeef yi ñun nit ñun ñëpp maam Adama alayhi salaam moom mooy suñu maam lu tax maam Adama alayhi salaam nekk suñu maam ndax yàlla moom la njëkk a bind muy Adama wàccee ko fii si kaw suuf laata mu koy jële fa nga xamante ni moom moo di aljana maam Adama nag alayhi salaam yàlla nee na mu ngi ko bindee si ban te ku wax ban wax suuf keroog bi nga xamante ni borom bi subhanahu wa taala bind na maam Adama jaaral ko fa mu ko war a jaaral yëpp ba mu nekk ki mu doon ñun ñi nga xamante ni tey ku ñu xool rek jàppal ne maam Adama ni ñu mel noonu la meloon maanaam amoon ay loxo amoon ay bët amoon ay tànk amoon lépp la nga xamante ni ñun ay sëtam am nañu ko moom daf ko amoon waaye keroog bi ko yàlla bindee ba mu sotti dafa am benn événement ba nga xamante ni daf si xew mooy dafa am ku taxaw siisu ndax keroog ba laata mu koy sàkk sax dafa waxtaan ak malaaka yi ne leen maa ngi sàkk ka nga xamante ni aadama lay tudd day am ay sët am nangam malaaka yi ne ko yow nooy sàkk ka nga xamante ni ñoom bu ñëwee dañuy yàq dañuy tur deret dañuy def lu ñaaw te ñun ñu ngi fi di la jaamu topp say ay ndigal loo tere nekkuñ si yàlla ne man xam naa lu ngeen xamul ñu ne kon malaaka yi ñoom nuñ def ba xam ne aadama ak ay sëtam buñ ñëwee dafa am ñuy yàq am ñuy tur deret ndax dafa am ñu yàlla njëkkoon bind wala yàlla moo leen xamal loolu ñu ne yàlla daal maam aadama la njëkk a bind si nit kon yàlla moom moo leen xamal loolu ba ñoom ñu man ko wax waaye du ne dafa am ñu fi jiitu woon am na boroom xam-xam yu wax loolu donc bi ko yàlla sàkkee ba mu doon li mu doon mu ne léegi malaaka yi ñëw leen ngeen sujootal aadama ndax yéen ñëpp moo leen gën waaye sujoot boobu nag bul ko jàppee sujoot comme booy def booy julli déedéet ndax arab dafa am sens propre am sens figuré mais foofu sujoot sens figuré la moom la arab di wax majaaz maanaam pour malaaka yi reconnaître ne kii moo leen gën waaye sujoot bu ñuy julli kenn rek lañ koy defal muy yàlla subhanahu wa taala kenn du ko defal keneen sujoot bu ñuy julli rëpp suñu jë suñu ay loxo suñu ay oom samp suñuy baaraami tànk jàkkaarloog penk bi di kañ di bàkk di tudd yàlla di ko sabbal borom bi rek lañ koy defal subhanahu wa taala mais sujoot bi foofu daf leen di wax ne ngeen reconnaître ne kii moom moo leen gën malaaka yi ne comme yow yaa ñu sàkk ko te loolu nga ñu sant ñun ñëpp d'accord nañ ba mu des kenn iblis moom dafa lànk ne ko kii moom gënuma ndax man yaa ngi ma bindee si sawara moom nga bindee ko si suuf te kon du ma nangu ne moom a gën waa kon iblis est-ce que malaaka la woon déedéet du woon malaaka de mais dafa amoon rang wu malaaka par exemple administration dañ lay wax naan diw nangam la mais dafa am rang de ministre taxul hiérarchie am rang de ministre taxul nga doon ministre xam déet iblis dafa amoon rang wu malaaka waaye nekkul woon malaaka jinne la woon ndax yàlla du moo ne malaaka yi duñ ko moy te keroog iblis dafa bañ ko moo tax ba dama suratul kahf fi yàlla dafa ne fa sajadu illa iblisa kaana minal jinni fa fasaqa an amri rabbihi nee na iblis si jinne yi la bokkoon mais dafa amoon rang wu malaaka ndax ni mu doon jaamoo yàlla keroog nag bi ñu waxee mu ne yàlla comme dama ne nii man damay dem ma dem yàlla ne ko waa léegi man ku ma liggéeyal dama lay fay lu ma lay fayee mu ne ko dama bëgg nga bàyyi ma dund ba yowmal xiyam yàlla ne ko loolu nga bëgg mu ne ko waaw mu ne ko kon demal léegi nag ne maam Adama alayhi salaam ajanaa ngi noonu wàccil nga nekk biir aljana yow nga di fa doxantu defal lu la neex lekkal lu la neex waaye garab gii bul ko jege bu ko laal bu ko jege bul ko jege sax la ko wax ba di xam nga loo jegewul doo ko laal bul ko sax jege léegi nag bi ñu demee ba loolu am ki nga xamante moom moo di iblis comme moom noonu doomu aadama ak noonu aadama la masa doon te moom lay doon ba ilaa yawmi diin nekk si nopp bi rek lekk leen si garab gi fekk na ay jamono ñëw yàlla gis ne maam aadama wéet na si biir aljana mu sàkk maam xawaa comme niñ koy waxee nag sàkkewul maam xawaa si faaru càmmeñ déedéet jigéen kenn fàkkew ko si faaru càmmeñ yàlla moo wax si alquran mu ne yaa ayyuhan naasu ttaqu rabbakum alladi
maa ngi ñëw mi ngi ñëw. yaa ngi dégg yàlla dafa wax si alquran mu ne yaa ayyuhan naasu ttaqu rabbakum alladi xalaqakum min nafsin wahida wa xalaqa minha zawjaha foofu laa yem du ma yeggal li si aaya bi yàlla dafa ne yéen doomu aadama yi yaa ngi dégg na ngeen ragal seen borom bi nga mu leen sàkk yéen ñëpp ngeen bàyyeekoo si benn bakken te mooy maam aadama wa xalaqa minha zawjaha te si bakkan boobu la sàkkee maam Hawa. donc ci bakken bi la sàkkee maam Awa maanaam ni mu sàkkee déedéet ni mu sàkkee maam Adama noonu la sàkkee maam Hawa waaye si ban anam yaa ngi dégg parce que loolu soo ko déggee da nga naan kon xanaa kon góor day jur góor du jur jigéen mooy jur mooy ëmb mooy wasin du dëgg léegi nag mais yàlla na mu sàkkee maam Adama noonu la sàkkee maam wa xalaqa minha zawjaha si noonu la ko sàkkee waaye nag wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa ñun ñëpp ñu jógee si suñuy maam suñuy maamaat ba yàlla dogal li mu dogal moo tax yàlla na ngeen bàyyi xel mbokk gi donc bref Iblis dugg biir aljana naan leen lekk leen garab gi dafa am lu si nekk li tax yàlla tere leen ko mais bi mu pour wax ne nit dafa bëgg a yàgg lu neex ak nguur Iblis benn jour mu ñëw ne leen xam ngeen lan moo tax yàlla ne bu leen lekk garab gi ñu ne ko déedéet mu ne leen parce que bu ngeen lekkee garab gi da ngeen di nekk buur comme moom te yàlla dafa fiir bëggul ku nekk buur comme moom yaa ngi dégg wala da ngeen di sax dootu leen dee bañ ko lekkee nag ñu fote yàlla wàccee leen kaw suuf bi leen yàlla subhanahu wa taala wàccee kaw suuf ñu commencé di am njaboot jur léegi bi ñu demee ba benn jamono ñuy am ay seex lañ doon jur par exemple buñ juree góor ay seex góor jigéen juraat seex bu góor ak bu jigéen juraat seex bu góor ak bu jigéen ñu dem ba benn jamono ñu war a marié wu nag ñu ne dañuy jël seexu xaabil may ko xaabil jël seexu xaabil may ko xaabil maanaam ku nekk jël sa seexu morom am ku siisu xaabil ne déedéet man bu may takk sama seex laay takk parce que moo gën a rafet waaw kii bu takkee sama seex kon moo may gën a rafet jabar si li borom téere yi wax li si ëpp bokk biñ demee ba coow li bari xaabil rey xaabil waaw donc li ñu siy jànge mooy crime bi doomu aadama njëkk a def si kaw suuf mooy faat bakkan xanaa kon la malaaka yi waxoon ñëw na waaye sukut dima dañuy tuur deret mu tuur deretam donc la say xew sa borom bi subhanahu wa taala dogal sa la mu say dogal teewul li nga xamante ni yàlla subhanahu wa taala dogaloon na ko am na mooy nekkuk aadama si kaw suuf ak nekkuk ki nga xamante ni moom moo di doomu aadama léegi jamono di dox ba ñun ñii nii ñu judd si mais keroog bii nga xamante ni xaabil rey na xaabil dafa am problème moom mooy lii def na ko muy crime léegi nag lan moo si war a topp parce que masul gis nit ku faatu léegi gis na nit ku faatu léegi nit ku faatu nu mu koy def pour yàlla jàngal ko ne nit bu faatoo dañ koy suul mu yebal ñaari baaxoñ yuy xeex baaxoñ yi di xeex ba benn baaxoñ bi rey ba sa des léegi nag ba mu ko reyee gas jël li nga xam ne moo di beg bi di gas ba mu xóot mu suul ko mu ngi toog di observer di xool mu ne kon ndekete sa morom bu génnee àdduna ni nga ko war a def gas ba mu xóot nga suul ko donc histoire suul doomu aadama foofu la ko yàlla subhanahu wa taala jàngale ki nga xamante ni moom moo di xaabil parce que boobu rey na ko mais xamul après naka lay def parce que lu bees la si moom beneen bi mooy nga gis ne itam doomu aadama lii ko njëkk a def loo li nga xamante ni moom moo di njombe mooy jalousie ak iñaan yàlla nañu si yàlla musal da lay topp ba nga def loola la nga xamante ni après réccu la lay jural jalousie moom moo taxoon Haabil rey ki ak Qaabil rey ki nga xamante ni moom moo di Haabil donc bi nga xamante ni dem na ba loolu nga xamante ni am na yàlla nag daal dee def doom yi commencé juddi sët yi commencé juddu mu def maam Aadama mu nekk ki nga xamante moom moo di ab yonent ngir lan ñu bañ a bokkaale yàlla ak kenn bañ a bokkaale yàlla ak lenn mais histoire bi si gàttal li ñu siy déggee mooy ñaar ba ñett bu njëkk bi mooy fiiraange ak iñaan gis nga fiiraange ak iñaan moo tax seex benn bi rey ki nga xamante ni moom ñoo bokk ndey ak baay mooy naam kañaan fànqul muur bu yàlla may yàlla mooy maye yàlla moo dogaloon ne ñaar ñi ñooy ànd si ak ngëm yàlla ak dal boo ko defee rek da ngay noppalu beneen bi itam gannaaw kañaan gi ak li nga xamante ni moom moo di fiiraange gi beneen jàngat itam am na si beneen jàngat bi si am mooy bi nga xamante ni moom moo ëpp solo mooy que ne borom bi subhanahu wa taala dafa am la nga xamante ni dogal na ko si diggante maam Adama ak maam Hawa mooy que ne toujours Iblis day dox si suñu xel pour xale yi gën a comprendre suñu maayin naan ñoon def leen lii garaawul def leen lii garaawul def leen lii garaawul def leen lii garaawul bés bu ñëwee si histoire yonent yàlla Moussa alayhi salaam danañ ko xóotal ndax
yonte yàlla Musaa alayhi salaam keroog ba ko yàlla yónnee si Firawna ne ko may yàlla Iblis dafa ruux Firawna ba mun a may yàlla Iblis daw ne dof ba rey na jabar ja parce que pour moom balaa muy séqi benn jéego yàlla tukkal àdduna mais parce que Firawna moo njëkk a wax loolu li nga siy déggee itam mooy Iblis du ñu bàyyi ba ilaa yawmi diin ndax wax naa la sànq si tàmbali ne dafa waxoon yàlla ne ko comme bàyyi nga ma fi may dund ba yowmal xiyaam bu may dem safara du ma ànd man rek danaa leen beewloo danaa fexe ñu lay dëkk di la moy duñ la jaamu duñ la toppatoo duñ la lijjanti faalewuñu la yàlla nag ne ko demal sama jaam yaa ngi noonu yaa ngi ñooñu da nga réeral si jaam yi lu la soob ba mu des ñiy sell tey sellal am na ñoo xamante ni mënaloo leen dara maanaam lu kañ a mënul si karo kaase am na la nga xamante ni mënaloo ko si samay jaam bu ko defee de bañee dam waaw kay donc Iblis donc benn défi la lancé borom bi subhanahu wa taala ñun doomu aadama nag ñu duppee ñu suñu maam Adama alayhi salaam ñoo war a xam ne Iblis dafa am un objectif bien défini ñun tam dañ am un objectif bien défini mooy ëllëg yow maam xiyaam bu ñu ñëwee bu jaaree gauche ñu jaar droite donc loolu nag dafa am la nga xamante ni moom moo ñu si mën a dimbali mooy li ñuy waxtaane ñu am si ay jàngat topp ko nañu bàyyi kañaan nañu bàyyi jalousie ndax li mu jur xam nañ ko nañu bàyyi itam njortalu ñaaw ndax njortalu ñaaw li muy jural borom day nekk la nga xamante ni baaxul beneen bi fi muy jeexale mooy Iblis li mu ñu sant nañ ci lànk xeexax suñu bakkan xeexax suñu xel ak suñu xalaat waaye moom dafa néew kàttan la yàlla nee na Iblis ay pexeem bariwul toujours seen i bakkan moo leen di accompagner seen làmmiñ rëy rek ay mënuñu xeex ma daal kay nee na toujours seen bakkan moo leen di yóbbaale si li nga xamante ni moom moo neex seytaane donc tey loolu lañ andi woon si histoire maam Adama alayhi salaam ak Qaabil ak Haabil ñaari doom yi nga xamante ni ñiy reyante ndax jalousie ak kañaan comme ni ko téere yi bindee donc boo demee si téere bu ñuy wax taarix rusul wal muluk ibnu Jarir bind na ko al bidaaya wan nihaaya ibnu Kathir bind na ko ak yeneen téere wax ba Zuhayli moom tamit bind na ko si téeram bu ñuy wax al qissa al qur'aniya donc yooyu yëpp ay jàngat ya nga xamante ni pour ñu si bëgg lu gën a yaatu bu ñu demee incha allah dinañ ko fa fekk. en tout cas nee naa ku waxati ne jigéen ci faaru góor lañu ko rek daal di créer loolu moom léegi jaral na maa xeex parce que je pense que ne que li Oustaz Assane wax donc c'est clair c'est net et c'est précis surtout yenn ñu mel ni Mamadou Ndiaye nga xamante ne dañuy di xam nga boo waxee ñu ne ci faar lañ ko bindee moo tax mu dëng du dëgg moo tax mu dëgër bopp mu dëng mais am na jigéen ñoo xam ne ñoo gën a jub góor waaw kay légende boobu loolu la histoire bi ku joxe légende bi boobu ñu xool ko loolu am na jigéen ñu bari ñoo xam ne ñoo gën a jub ay góor loolu moom da moo ëpp sax ne Dieu créa la femme jigéen boo bëggee da sa dara dox da nga koy jox jigéen la femme est au début et à la fin de tout développement Senghor moom culture la waxoon mais ñun femme la ñuy wax de toute façon c'est bàkku leen ba doyal rek ma leen pare jox ñu bàkku ay ca bàkku leen lu ñu bàkk continuer rek en tout cas jigéen ñi yaakaar naa ne luy defaru rek jigéen na koy defar donc je pense que ne que voilà ñiy wax que ne que jigéen ni weenam sëggee noonu la jigéen sëggee ay faaru càmmoñ lañ ko defaree yooyu noonu je pense que ne que lu mat rek jigéen na ko matal Yonent sallallahu alayhi wasallam mosul wax loolu mosul wax loolu bu ñu bëggee dénigrer loolu la ñuy rek daal di wax mais bon xam ne ku gis coro xam ne du ku yeewu 9h di liggéey si day yeewu fajar takk sërëm ba mu dëgër donc def bii pour mën a rek daal di ñoŋ ci saa su ne waxuma dëgg. xam nga yàlla de. waaw kay donc dafa am wax yoo xam ne dañ ci bàyyi xel may na kii jéem ba boo sens rek nangu ko. ay ni ween yi sëggee la xel mi sëggee luñ jotee. ween a xel. affaire yi après question de bon sens rek lay nekk. ay dafa dëng parce que ci faar lañ ko xel nangu ko. sallallahu alayhi wasallam keroog bañ ko yàlla yónnee mu jógee xaaru Xiraa daw këram jigéen na ko dalal. waaw kay donc c'est xanaa firndeel nga ma. lu neex loolu sax la ñuy rek daal di tëjee Yeewu Leen tey bi ñëw ci partie anniversaire. avant peut-être ñuy tàggoo et puis